ndox mi mais ñu jël xaalis boobu dédommagé leen toj seen i ay kër ndox mi amaat yoon bu mu jaar en plus fépp fu nekk dex ñu bàyyi ko fi état bi ñooñu ëpp ay expert état bi li mu boot ci ay urbaniste ak ay écologiste bari nañu lool xam nañu bu baax fan moo mën a nekk solution est-ce que am nañu xemmeem teefu indi solution définitive bul fàtte Ousmane Sonko dafa wax ci conférence de presse am lu am solo mooy bu fekkee dañ ñuy lebal xaalis te ki ñuy lebal xaalis moom moo ñuy wax ñun fan la ñu koy def ak nan la ñu koy utiliser toujours ni ñu koy utiliser jaaxaan di tuur ndox lay doon faaw nga soxlawaat beneen ndox boo mën a leerli ko léegi nag ñoom toujours dañuy seet loo xam ne bu ñu fa dugalee xaalis muy saafara bu jur jàngoro pour seen xaalis gën a mën a dugg dañuy dem ba mujj dañu yeew ci put te ku nekk xam nga ni Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ni dañu leen a yeew ci put li koy firndeel ci ndoxte Covid 19 bi suñu première réaction suñu njiitu réew baal ñu bor yi waaye fal bor yi magum jëmm du wax ci waxu nen wala waxu caaxaan la tax mu tëb jiital kàddoom ci loolu am na fu mu ko teg parce que xam nañ ni dañ ñoo yeew ci baat ndax ay bor mooy li koy firndeel ci kàddu Ousmane Sonko. Abdoulaye Mbow ndax sax politiciens yi mbënd mi wala bu nawet bi ñëwee du seen saison enrichissement ndax dañuy gis ni ku ci ñëw rek da ngay bëgg a indi sa stratégie bopp. waaw effectivement loolu war nañ ko xoolaat bu baax xam gafaga réew mi naka lañ koy utiliser dërëmu réew mi naka lañ koy utiliser mais damay fàttali ni jamonoy Abdoulaye Wade ba ñuy lancé plan Jaxaay budget bi su ma juumul mi ngi toll woon ci 52 milliards 52 milliards yooyu tey jii nii dëgg la naam lépp yeesul waaye quand même am na ay famille yoo xam ne génn nañu foo xam ne moo gënoon tar ngir ñu yóbbu leen fii nga xam ne moo di Jaxaay donte le Jaxaay jamono ji sax am na béréb yoo xam ne am na problème waaye bu fekkee nii dañu ne état continuité la maanaam boo yegsee fekk fi ab plan war nga xool yow plan boobu naka nga koy réaménager bu fekkee ni répondrul ci say aspiration waaye dañuy fàttali ni inondation bi mu am 2005 kan moo nekkoon premier ministre jamono jooju kii nga xam ne moo di njiitu réew mi jamono ji donc stratégie bu mu doon déroulé jamono ji nga xam ne mi ngi nekk si pokotaanu Ablaye Wade di li ko liggéey nekk premier ministre am bu nekkee président kon war na mën a xam yoon wi mu war a mën a jaar ngir mën a saafara li nga xam ne moo di inondation donte le xam nañu am na zone yu bari yoo xam ne ni ay zone u ndox la ay nit ñoo fa ñëw dëkk donc foofu noonu état bi am na part de responsable mais part de responsable elle n'est pas totale mais li mën a am ba mën a am il faut mu am xol gu yaatu xol gu ubbeeku volonté politique bu leer ngir nga mën a jël ay nit toxal leen jox leen ñi leen dëkkuwaay ba nga xam ne fa ñu doon dëkk muy taa te muy dëkkuwaayu ndox ñu xool naka lañ ko réaménager ba nga xam ne foofu dina nekk zone boo xam ne zone de captage justement des eaux la. jëm daal di wutali zone de captage foofee nag ki la di Alassane Balde moo ñu fa demaloon Alassane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Khady colonel ni nga ko waxee noonu la ñu ngi fi nga xamante ni mooy Grand Yoff rawatina zone de captage ku wax zone de captage nag xam ne aussi point sensible la ndax fii ñu jàpp ni bi tawee ba léegi ñu jàpp ni ndox bi mi ngi fi et que véritablement askan bi fi dëkk am nañu ay jafe-jafe yu métti boobu ba léegi nag gis nañu gars yi positionné nañu fi ay moto pompe ngir fexe rek ba génnee fi li nga xamante ni mooy ndox mi mais ñu gis ni donc ça fait presque 4 à 5 jours mais dafa mel ni affaire yi bougé wul kon taw bi nga xamante ni mi ngi taw instant itam jàpp nañu day gën a compliqué li nga xamante ni mooy la situation au niveau de la zone de captage c'est-à-dire que c'est très compliqué en ce moment et que véritablement kon bokk bu ñu nee zone de captage nag dañuy xel day daan ci Grand Yoff tamit ndax umpale wala ni biir Grand Yoff li ko dalee ay quartiers yu mel ni Misra yu mel ni Fass yu mel ni Santhiaba yu mel ni Djidda jëm nañ fa gis nañ tamit foofu tamit ndox bi def na fay lorange yu métti foo ko natt weesu na ndax sax xamal nañu ne am na benn ndaw boo xamante ne bu toll ci benn at ak genn wàll moom sax dafa ñàkkoon bakkanam ci li nga xamante mooy ci taw bi ndax yaayam da ko bootoon bu magam commencé lapp mu tiit tekki ko pour sauver rakk ji mag ji malheureusement fàtte na ni liir la yoroon ci gannaawam kooku daanu ci ndox bi comme dafa amoon doole mu yóbbu ko moom it mu daal di ñàkk bakkanam ci li nga xamante mooy ci ndox bi kon boog ñuy masaw ñi nga xamante ne moo ñàkk doomam à travers moi la Sen TV kon di wax ni rek la situation bi nga xamante ni moo fi nekk on a en direct mun nañu am sax le doyen ki nga xamante ni mooy délégué de quartier bi nekk fi nga xamante ni mooy zone de captage ndax moom moo nekk au cœur di li nga xam mooy dispositif fii nag ndox bi bëri na lool góor gi Ngom incha allah nañ ko dégg léegi comme ça mu ñëw wax ñu situation bi nga xamante ni ñoom la ñuy dund fii nga xamante ni mooy ci zone de captage ndax ñoom ñooy les premiers impactés ci li nga xamante ni mooy ci ndox bi góor gi yaa ngi en direct sur la Sen TV gannaaw bu ñu doon nuyoo ñuy wax rek nga wax ñu situation bi nga xamante ni yéen a ngi koy dund fii nga xamante ni mooy ci zone de captage. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp gis ngeen ñu taxaw nii taw baa ngi taw ci sunu kaw te zone de captage nag li indi mbënd mi
moo di bassin bi nga xam ni ubbi nañ ko toj nañu mur bi waroon dindi ñax yi fi newoon te tabaxaatuñ ko moo xam ni kër yëpp fees nañu kenn mënul évaluer sax li fi yàqu ci kër yi ñun nag xamuñu lu ñu ciy wax lu dul ñaawlu ko ci liggéey bu yéex liggéey bu ñaaw ak liggéey boo xam ni daanaka ñun dañu fàtte yàlla def na ba léegi ñu ngi ñuy seetaan. pourtant président wax nañu dugal nañu plan décennal bu toll ci 750 milliards. jëm ci waaw mais ñun bokkuñu ci ay nuisances rek lañ fi am kenn mësul gis bassin de rétention d'eau usée de grâce les autorités jël leen eau usée yi ngeen yóbbu ko feneen waaye bassin de rétention d'eau usée xet gi moustique gi yëpp dugg ci suñu salon yi wax dëgg yàlla amal nañ ñu àq te rafetlu wuñu ko dara rafetlu wuñu nuyu ñu fàtte ak nuyu ñu indee ñaaw yi ci suñu kër yi rafetlu wuñu ko. wax nañu 3 milliards pour peut-être jàppale ñi nga xam ne ñun day yëguñu ci dara ñu daal li ñuy indil nuisance xet gu bon ndox mu bon loolu la ñuy indil yëguñu ci leneen nag. d'accord kon boog mu nekkoon góor gi nga xam le délégué de quartier ki nga xamante ne mooy zone de captage ñu wax ne nag tamit seen Grand Yoff station de pompage waxoon ne dugal nañu fa 7 milliards mais gis nañu loolu tamit indiwul impact bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci nga xam mooy ci askan bi kon loolu lañ mënoon jàpp fi Khady Colonel ma delloo la antenne bi en attendant ñu dellu soit ci li nga mooy ci yeneen zone. di la jaajëfal bu baax a baax Alassane Balde daal di àddu nag ba tey jëmale ko ci mbënd mi ak ñi nga xamante ne daf leen ni laay gàllankoor bokk na ci waa Mbuuseen nekk quartier bu nekk fële ca diwaanu Linguère ñoom seen ay kër dañu fees dell seen mbedd itam fees dell ak ndox li ni mel nag di nasaxal dem beeg dikk bi waaye itam di gàllankoor seen wàllu wér-gu-yaram ñu daal di àddu jëmale ko ci ñi nekk ci maire bi waaye faalewuñu leen tax bi la yoon ñuy àddu jëmale ko ci seen maire di Aly Ngouille Ndiaye ñu déglu kon seen ay ñaxtu ci teewaayu Mass Ndiaye la woon. Mbuuseen di ab quartier bu nekk ci commune bu Linguère askan wa fay yeewoo ñu ngi ci ay tolof yu tar am ndoxam taw muy yéeme babbeekoo sa canal ba moo nangu seeni dëkkuwaay ak rue principale yi. ba léegi daal ci ndox la ñu fanaan léegi nag ñun chaque année ñi ngi koy jooy mu tëñu citi ren nag moom wax dëgg yàlla ñun ñoo ko jële suñu bopp di ko gas ndax ndox mi parce que dem nañ mairie def délégation dem ba mairie wax leen ko pour ñu dimbale ñu gas ko ñëwuñu. léegi dañoo fees kër gaa ngi ni fees dell ndox biig amuñ fu ñu nekk moo tax ma toggee fii. canal bu jógee biir dëkk ba dañoo def fi benn canal si côté église bi ndox moomu moom mooy dugg si biir Mbuuseen ñun ñëpp suñu ndox yaa ngi suñu bagage yëpp yàqu nañ suñu kër yaa ngi fees dell ndox fu ñu si mën a dimbale rek ñu jël. parce que tey moom lu ne fàng kenn du ko jeex waaw li moom dafa leer nañ vraiment sono nañ trop bu wax dëgg yàlla sono nañ trop waaw ndox mi nangu na kër yi vraiment am na ñoo xamante ni fanaanuñ sax seen i nekk si biti lañ fanaan non yàgg na autorité yi chaque année dañ leen tàllal loxo mais jusqu'à présent ça n'a pas suivi d'effet non ñoom fekkee réagir ñu moom ñun moom dañuy passer à la vitesse supérieure. ministre de l'intérieur nekk maire bu Linguère Aly Ngouille Ndiaye war naa def kéemtalaay kàttanam ngir yiir askanam wa nekk ak dundin gu metti askan ba yeewoo ca diwaanu Saint-Louis ñoom itam ci la jafe-jafe la ñuy dund ndox ba fata dem ba changer couleur daal di verte rax ci dolli xasaw xunn naka noonee fu ci mel ni ginnaaw raay wala Jaminaar Médina Daaru wala Médina Marmiyal ca quartier Léona Eau Claire ak itam yeneen i diwaan askan ba fa yeewoo ñoom xamuñu fi mu ne fan la ñu war a taxawee ñenn nag mer ba futt mu di ndaw yi bokk ci moom sa réew tax ñu daal di nasaxal dem beeg dikk bi baare route nationale ba waaye ba ñu ca noppee nag la leen ca takk derrière daal di fekk daal di leen fay jëlee ñi nekk tamit commune rurale bu Niassia foofee lu tolloog juróom-ñeenti kër moom jot naa yàqu lu tolloog téeméer ak fukk ak juróom-ñett jot yàqu itam waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa dëkk bu ñuy toxoo dem uti yeneen i kër ñi ci des ñu nga foofee ba tey ndax amuñ feneen fu ñu mën a dem dëkk yi ñuy artu nag jëmale ko ci seen maire pour mu jàppale leen ñu ànd ci ak Mamadou Diallo maire boobule nag moom li mu yaakaar ngir dindi askanam ci jafe-jafe yi ñu nekk moo di plan Orsec bi mu ngi ci micro Abdourahmane Diallo. téeméeri kër ak ñaar fukk ak juróom-ñaar am na juróom-ñeenti kër yoo xam ne yooyu dara desul miir yëpp dañoo màbb ci suuf donc yeneen yi nag dafa am côté bu daanu yeneen yi kër yi ci suuf biir kër yi ñoo tooy boo kër yi wàcc
am na ñu nga xam ne amaguñu foo xam ne foofu lañ war a dem ñu leen war a héberger loolu moo tax ñu ngi xaar suñu wàlla ci plan Orsec boobu parce que commune de Niasse soxla na ko lool te tey wax dëgg yàlla nit ñi ñu ngi ci jaxare parce que lu toll ni téeméeri kër ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu daan vraiment ci commune bi ay naxar la pour population yi. askan waa ngi ci jafe-jafe taw bi ba tey noppeegul loolee sax la waa ANACIM daal di xamle ni taw yu metti yi ñu nemmeeku ci yenn pàcc ci réew Sénégal dina tasaaroo ci réew mi yëpp ci bésu tay bi li ni mel sax daal di tàmbali ndax Ndakaaru mu ngi taw bu metti Saint-Louis ak itam yeneen yi diwaan mu mel ni Mansour jafe-jafe yi nga xamante ne tàmbali na mu mel ni rek tuuti la bu ñu ko méngalee ak li des. bi mu njëkkee laaj sànq dama leen Ousmane Sonko na daas lamañam xam ne day soo commencé wax ndax waxagul parce que bi ngay commencé ce journal mu ngi taw actuellement nii mu ngi taw daanaka partout ci Sénégal da nga tudd xëy na Saint-Louis da nga tudd Dakar Kaolack mu ngi taw Mbour mu ngi taw fu nekk mu ngi taw bu ànd ak ngelaw taw bi commencé waat xamuñu kañ lay jeex et bul fàtte ni ndox bi nga xam ne moo sabab coow li bougégul xam nga dem manqué wax fii Pape Gorgui Ndong du problème mesure d'urgence nii nañ gaaw léegi génn xaalis mais fi askan wi nekk ci ndox mi ñu évacuer leen ndox moomu la ñu ni kañ dafay jógee du question nit ki la ñu génne ci ndox mi mais nit ki li tax ñuy wax nit mooy nit ku dëkk am dëkkuwaayam boobu daf koo ñàkk tey honneur boobu daf koo ñàkk tey suturam boobu daf koo ñàkk tey ci ñoom am nañu am plus de 60 ans ñi ci ëpp seen sutura dafay xaweeku ñuy fàttaliku 2012 ce qui s'est passé fii ci CICES daanaka loolu déplacement honte la woon dajale nit baay yaay doom sët yëpp ci benn case ñu ressemble leen parce que amuñu fenn fu ñu jëm nga yóbbu fa nit campé ko fa 3 mois nga def ko sax nii ba mu demee ba mënatul a dëkk ci dëkkuwaayam yóbbu naa ko fu ma ko làq di ko jox ceeb di ko jox ndox mook njabootam amatoo benn bànneexi dund yow loolu ngay tiitawoo mais c'est une question il faut ñu wax ni est-ce que ñu jiite ci wàllu humanisme yëg-yëg ci coono nit ñu ni du affaire sensationnelle affaire droit de l'homme la alors kon nit kiy dund jënd këram am état bu koy gouverner am lu wax digganteem ak état bi am na lu ko wax ci digganteem ak askan wi mooy ci seen càgganteel dëkk bi inondé nañ def lu génne ndox mi ca fa mu nekk ndox mi jeexagul de parce que mu ngi taw te ba léegi ndoxum sam ni ma jëlee guñ ko fa ñu nekk dañoo jëlee nit ña ci biir ndox ma te nit ña ndox ma fa mu nekk mooy seen sac parce que mooy seen dëkkuwaay. Birahim ndax maire yi amul lu leen war ci seen diggante ndax ak seen askan ndax bu ñu déggee ñu ci bari ñu ngi àddu jëmale ko ci seen i ay maire waaye faalewuñu leen. xam nga lan mooy problème bi dafa am lu ñu teg ñu du pay ko acte 3 de la décentralisation moo am ay limites ndax tey maire yi sans pour autant défendre leen ñu ci ëpp ci maire yi amuñu sax moyen yu ñu gérer lenn loo xam ne ay urgence la gis nañu maire yoo xam ni bi ñu waxee Covid 19 bi seen budget dañu dem ba jël budget bi war a ñëw at bi di ñëw jëndee ko lan ceeb diwlin ay saaboog ak yeneen pour wane ni ñu ngi liggéey mais bu ñu demee ci situation bu toll nii foofu lañ leen doon xaaree mais est-ce que acte 3 de la décentralisation may nañ leen sañ-sañ wi Mansour mu ngi wax ci 2012 2005 ñu génnee ci mbënd mi dugal leen ci bërëb ba fii ma waxee déggaguma ñu ne nii am na nit ñu jëlee seen kër yóbbu nañ leen ci benn zone de recasement wala benn nu ñu koy weeti fenn fu ñu leen mën a dénk fu ñu mën a nekk en attendant ñu wut solution lu génne ndox mi ci seen i kër te actuellement au moins 200 familles ci yenn bërëb génn nañ seen kër xam fu ñu jëm ku ci am mbokk boo xam ne yaa ngi dëkk feneen foo xamee ni tane na ci yow foofu ngay dem waaye état bi jëlagul en charge ñoom seen relogement et ça c'est un gros problème. dañuy ñëw ànd ak Mouhamed Diop di fàttali ni mu ngi fële ca Yëmbal Sud ca quartier Daouda Yad mu daal di dugg ci biir kër yi bu ko defee ñu xool njaboot yi ñoom ani nan la ñuy dundee yi la jafe-jafe Mouhamed. waaw Khady Colonel ni nga ko waxee ñu ngi fii ba léegi Yëmbal Sud ci quartier Daouda Yad sànq ci mbedd mi la ñu nekkoon wan nañu leen ni fi ndox mi taawee mais jamono ji nag may wax ak yéen ñu ngi ci biir kër yi gis ngeen ko xam naa Mamadou Mar ak sa complicité nga wan ñu ndox mi gis nga ñu ngi ci biir kër yi nii ëtt bi mel nii noonu la biir néegi mel mu doon situation bu doy waar wi askan wi dund jamono ji ki fi dëkk nag mooy sëriñ bi ñu jàkkaarloo ñu ngi lay nuyu. waaw ça va bien ça va bien. gis nañu ne mbënd mi sonal na leen ci mbedd mi waaye itam ci biir kër yi. waaw loolu moom c'est vrai xam nga daanaka lii moom depuis 2005 la ba léegi parce que comprendre nga te jéego bu nekk gars yi def nañ ko ci comprendre nga autorités yi dañuy ñëw ne la xam nga
dañuy ñëw fii ne la dinañu xool nu ñu defee ba def benn genre canalisation si ginnaaw mais depuis loolu ba léegi mooy loolu sa comprend nga voilà terewul boobu ba léegi comprend nga ñu ngi gérer ñëw suñu grand yi ñoo fi nekk sa comprend nga tey jii ñi tey ñun dañoo sadaat ñun waa Yëmbal parce que fii Diop kon ñu ngi ko gisandoo ni mbedd bi mel daanaka biir kër yi itam noonu la ñu mel waaye bi la yoon dañuy àddu jëmale ko ci leneen ndaxte tradipraticiens yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci réew mi lu ñu bëgg mooy daal di lëkkaloo ak ñi yor ay laboratoire ci réew bu Sénégal bu ko defee ñu daal di utaay saafara ci jàngoroy coronavirus naka noonee nag ñuy sàkku itam li ñu daal di def seen kem kattan bu ko defee loi bi nga xamante ni moom mooy réglementer seen secteur ñu voté ko ci Assemblée nationale tradipraticiens yooyu la jàkkaarloo woon ni ki tey ci suba ak taskatu xibaar yi ci teewaayu Ajaratu Aïcha Ñinga maa ngi dem di liggéey. ñu xamee ne mënuñu faj jàngoroy mbas mi fajkatu cosaan yile am nañ ci taxaw seetlu. garab bi nga xam ne mun na faj manifeste yi nga xam ne moom laa dégg ci corona Sénégal am na ko virus bi nga xam ne moo nekk ci biir yaram bi wala nekk ci deret bi tradipraticien mun na ko gis mun na ko comprendre kon foofu war na maandu ci wax ne mun na ko faj. loi bi réglementé pajum cosaan mi ngi xaar ca assemblée nationale boobaak léegi yàgg na. kenn ku ne mu ngi def lu dul dëkk te nit ñi gum nañu loolu te lépp mesures yi docteur yi jël mu tekk fale indi leneen li nga xam day gaañ population bi bu loi génnee ci loolu population bi du baax du baax ci ñoom te boobaa ñi wax damay ñàng xaalis damay soppi xaalis damay def lu ma neex ñooñu yépp gis naa ñu def ay mbootaay. te am na ngeen ci piise ci ñooñu bu ñu amee doole danañu yàq lu bare. bu nu sukkandiku ci coordonnateur bu ONG Gëstu mu ngi ñaax ay ñoñam ñu gën a xarañ ci seenub liggéey. laata ñoo wéy dañuy seetiwaat Mouhamed Diop ba tey mu nga ca Yëmbal Sud quartier Daouda Yadd Mouhamed Diop yaa ngi ci jamono ji ci biir kër yi. waaw Khady ñu ngi ba léegi ci biir kër yi alors ki ñu taxawal nii nag moom mooy dugg ci biir xam ngeen ne ci mbedd mi fi ndox mi ne boo fa duggee xuus autour bi da lay yegg si fii donc moom ak combinaison am gis nañu ne moom mooy dugg ba ca biir mais yow boo duggee ci biir ndox mi loo koy def. non bu ñu duggee ci biir ndox mi dañuy xool niveau ndox mi fu mu toll parce que sapeurs yi dañ ñu woon nañ fa monter benn descente électrique ça fait de cela 10 jours monté nañ ko fa gisuñu leen à chaque fois ñu leen di woo. nee nañ dinañ ñëw ñu ngi ci yoon wi dinañ ñëw ba léegi noonu la ñu toll fa la ñu toll waaw te man li may wax moom mooy que ni man président Macky Sall le président de tous les Sénégalais moom laay waxal directement du président APR du président PDS du président kenn Yëmbal Sud gi bu ñu takkoon bët yi mu ñëw fii parce que xam na fi ñëw na fi bi muy campagne donc bu fekkente ni nag ñun daf ñoo considérer comme des citoyens ordinaires ou bien moyen ordinaire boog sax laay wax ba nga xamante ni lii mënu koo régler situation bi parce que ñun dem nañ au niveau de la mairie avec leurs maigres moyens jox nañu lu ñuy jox nee nañ déclenché nañ le plan Orsec mais plan Orsec mais xanaa ñun dañ cee bokkul ñi nga xamante ni ñoom ñoo fii ñëw ay 8-8 la ñuy yor ay 4-4 la ñuy yor du ñu wàcc ci ndox mais ñooñu mënuñu ñoo satisfaire bu fekkente ne nag mënuñu ñoo satisfaire en fait ñun Yëmbal Sud defuñu bon mais yàquñu defuñu dara mais saraxuwuñu li nga xamante ni moom la ñu moom ñun moom la ñuy laaj. mu ngeen di laaj très rapidement Mar nga woon ma biir néeg yi ngeen may ma noonu gis ngeen mbul ba mën nga taxaw noonu rek wan ñu ci biir néeg yi gis ngeen am nañu néeg bi moom ñii dañoo génn ñi ci des fële ñoom ñi ngi ci biir ba léegi donc situation bu doy waar la jamono ji la gaañi di dund fii ci quartier Yëmbal Sud commune bu Yëmbal Sud mu doon situation bu doy waar Cheikh bi yow naka ngeen di dundee ndox bi ci biir néeg yi. waaw métti rek sérieusement parler métti rek. mais lu tax génnu leen waaw xam nga génn nekkul période bi ñu toll nii pour nga am sax logement dafa jafe parce que amul kenn koo xam ne si àdduna bëgg na gis ay njabootam ñu tëdd ci ay ndox est-ce que comprendre nga wax ni mais tamit terewul ñun ak suñu petit salaire bi ñu am war ci dundal suñuy njaboot comprendre nga war ci faj suñuy soxla mënuñu ci instant bi nii dem uti ay logement comprendre fii logement boo laal ñu lay wax ay 150 000 te avance 3 mois lañ lay laaj est-ce que comprendre nga man ni yërmande man laa gisatul ci réew mi yërmande moo fi amatul fii li ma yàgg wax rek borom alal yi ñuy gën di am ñi ñàkk di gën di ñàkk voilà. xanaa Khady ma terminer rek ak soxna yi ñoom ñu wax ñu naka la ñuy def bu ñuy dem marché ak xale yeeg yu mel noonu ndax xale yi yéen leen di xool ci ndox. waaw ñoo ngi asalaamaaleykum ñun xale yi ñoo tax sax mënatuñoo dem marché
dañuy xool ci koñ gi ku ci lal sa table la ñu xool ñu mën a jëndee pour ñëw surveiller delluwaat kër ga xool xale yi ndax ndox mi fi mu ne nii ku ci am doom ji. Mouhamed Diop kon ñu lay jaajëfal bu baax di masawu yooyu leen njaboot waaye àdduna ak jëmale ko ci njàng meeg njàngale mi ak lajjite fi ñu nemmeeku ci examen baccalauréat yi ay candidat yu seen jury xam leen ni amuñu examen office du bac daal di leen yónnee message xam leen ni dañoo war a def ñaareelu tour bi naka noonee nag waa CUSEMS si ñoom di ñaawlu li ni mel bu baax a baax waaye di sàkku ci directeur bu office du bac mu daal di bàyyi yooyu les candidats ñu def second tour bi ñoo ànd ci ak Dambot. centre ba nga xam ne fa la ñuy defee examen te mu tudd Malick Giri Gueye ca Thiadiaye 2 te jury bi nga xam ni moom mooy numéro 1220 fukki élève ak juróom yoo xam ni candidat lañu woon ci baccalauréat bi te ñu déclaré woon leen ni am nañ deuxième tour xale yooyu dañoo jotaat ay SMS yu leen wax ni léegi lajj nañu ci baccalauréat bi résultat yooyu tafoon nañ ko ba ñëpp jot nañ ci te élèves yooyu yëgaloon nañ ko seeni waajur résultat yooyu moom mënatuñ ko annuler. ñu ngi wax ki nga xam ni moom mooy jiite office du bac ne ko na wax président jury 1220 mu bàyyi xale yooyu ñu def deuxième tour bi comme niñ leen ko waxe woon. moo ngoog Mansour li ni mel ndax mënuñ ko dippee rek sàggante. sàggante dès le début fii lañ toogoon bis bi ñu jëkkee annoncé ni dañuy def résultat yi par SMS ma ne leen mënul nekk parce que noppeeguñ effectivement loolu nekkul parce que étudiants yi ñu jot seen résultat bac yëpp ci rajo communautaire lañ mujj utiliser parce que noppeeguñul ngir def loolu parce que ñi bokk yëpp ci bac bi amuñu smartphone pour mën a jot seen ay résultats mënuñu woon coûte que coûte ci moment boobu recenser ñëpp pour mën leen a envoyer ci ay textos yu différents ki yow am nga yow amoo boole ci wax la ci nan nga amee donc loolu noppeegul woon effectivement l'histoire m'a donné raison amul rajo communautaire la ñu mujj utiliser ci bonne condition boo dëkkee Fongueli bi ñu utiliser benn rajo Jéré FM et cetera nga toog ñëpp toog ñu déglu di tudd ñu la est-ce que gis nga beneen façon gu daaj martu bi ñu indiwaat comme gàcce ci xale yi ci façon boo xam ne annoncé wuñu la woon leen ni leen seen ay résultats ci rajo communautaire ngeen koy yëg c'est-à-dire que dafa tënku ci benn tâtonnement boo xam ni dafa jéggi dayoo léegi nag seen système mooy saa bu opposé au côté bi ñenn saagari ci côté bi ci des mais gis nga ñëpp a gisandoo Sénégal fii nii ku naa fekkul xam nga ni yëf yi ngàbbin bi tâtonnement la. bu weesoo gàcce geeg tâtonnement bi sax ndax tas yaakaar itam mënu ci am. sànq maa ngi am ku ma doon wax ne am na ñoo xam ne am nañu bac ñooy doon leen message ne amu leen bac da ngeen lajj donc boo xoolee impact psychologique boobu mu mën a def si xale gi ak si wayjur bi dafay nekk mbir bu doy waar mais li xam nga li mën a am ba mën a am tey jii nii ñaata opérateur téléphone yi ñoo nekk Sénégal opérateurs yi wute nañu te ñii yor téléphone yi itam noonu la ñu wutee si abonnement yi donc kii mi ngi si opérateur bi kii mi ngi si kee mi ngi si kee donc foofu noonu la ñu war a taxaw seetlu directeur office du bac war na après bu lépp jàllee mu wax ñu lu coût économique li si la nga xam ne mooy njëgu SMS bi ndax xam dafa liggéey ak opérateurs yi si loo xam ne dañ leen ko may wala dafa am njëg boo xam ne opérateur bu nekk ñaata la ko fay parce que su boobaa dañuy amuwaat lii nga xam ne mooy débat autour du Covid business su wàllu woowu nag war nañ ko leeral parce que foofu tam war nañ si xam dara ndax xam dañ leen ko utiliser plateforme yooyu naka la ba nga xam ni dinañu xam ndax gafaga askan wi tam lajj na foofu. jërëjëf Abdoulaye Mbow. marché Thiaroye de ngi nii. marché Thiaroye de ngi nii. waaw amuñu maire. génn juuti yi fayoo ko xaay def seen poche la ñuy def maire baa ngi nii noo ngi nii mënunoo dugg mënunoo génn bagage yaa ngi yàqu client yi ñëwul jënd si ko amuñu fu nu taxaw amuñu fu nu teg bagage lii de mooy marché Thiaroye xool leen ko ñu ngi la ñaan Macky Sall nga dimbali noo gën a gaawee dimbali ñu noo gën a gaawee ci noo dimbali ba alal béykat yaa ngi yàqu yi te béykat yi ñu ngi topp seen xaalis alal yaa ngi yàqu amuñu kun ko jaay jëndkat yi ñëwul kenn ñëwul dimbali leen ñu ci marché Thiaroye bi wala ngeen toxal sax feneen mënu gën a lii wala ngeen wutal beneen maire sax bokk xoolal kii ci hôpital bi la jógee hôpitalu Géej malade bi la boot nii di dem ak moom kéemaan la barki Seexul Xadim Tëngéej nañ ñu dimbali xeexuñu xuloowuñ taaluñu pëna waaye nañ ñu dimbali li metti na de taw bi bu fanaanoo nii fan lañ jëm. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu Bougane Gueye Dany Alaaji Mansour
Yimé Ndaw Birahim Touré ak ñi nekk si plateau bi yëpp waa ONAS la li ñuy jariñ dëkk bi chaque année inondation ONAS soo rombee benn tuyau bu bouché si booru tali bi sax soo leen di woo dina la jox numéro dina la toogloo ay 10 jours 5 jours du ñëw soo waxee ne am na numéro toogal xaar évacuation yi dara doxu fi dara tous doxu fi normalement avant hivernage dinaa ñëw sax curer nettoyer mu set mais duñ ko def faf ñun waa parcelle gisuñu ko bokk su dee ñëw fa am su dee beneen localité moo ci am ngeen wax nu ko bokk ñen noo si amee ñun moom amuñu ko moom. subhanallah sama yaay yow teel yaram mu ngoog yéen itam def leen ñi ñoom ngeen yónnee ñu seen ay vidéo ci WhatsApp bu groupe des médias Mansour dégg nga leen. surtout image bi mujj bi sénégalais lambda ak smartphone am bu dee bay mën a filmer en direct dégâts yi mel ni lu ñu programmé mel ni lu ñu planifié ça prouve que kon dégâts yi dafa enchaîné. c'est triste dafay sax metti ak vitesse bi nga xam ni ñi war a secourir askan vitesse bi ñuy daw. dafa yeex lool par rapport ak vitesse bi nga xam ne ñi soxla ndimbal ñu nekk ci position bu doy waar moom la ñu soxla donc il faut ñu gën a baral jéego yi réalité ñun ñëpp ñu koy gis image bu triste sax moo soo mu di bii suñu équipe yi di ñu wan mu di quartier Daouda Yade bu Yëmbal gis nga ko ndox bi ni mu verte nii léegi xam nga ni ndox bi mënta lañ doon tiit ci rapport waa Agromet bi ci faw mu bàyyi ay jeexeetalu xeetu tawat ñun xam nañ ni ay xeetu feebar ay bilharziose xeetu feebar yi nga xam bu njëkk moom la ñuy wax patte d'éléphant mooy xeetu maladie yooyu ñuy wax maladie tropicale négligée ci kaw gi bu mu daan ñi mu daan gën a sonal mooy ñi daan jëfandikoo ndoxum dex yi amoon lii moom la wolof di wax baxaw boo ko naanee li ci nekk ci ay feebar mais lii ajiwul naan parce que kenn naanut sax certes ndox yi mais xam nga ni lii faaw mu impacté askan wi te maa ngi koy junñi ni rapport boobu bu ñu sukkandiku dong ci wàllu taw bi nga xam ne dina jaaxal nit ñi ak inondation bi mais li muy bàyyiwaat ci tawat moo nar a gën a pur ren est-ce que gis nga ñu def benn campagne de sensibilisation ci wàllu paludisme dégg nga ñu def ay distribution ay moustiquaires parce que taluñu ko ndax coronavirus ñu ngi bilan baa ngi yéeg mu ngi wàcc ñu ngi wàcc toujours bëti ni ñaa ngi foofu inondation bi tey ñëw na dominer coronavirus mais beneen tawat a ngi ñëwaat boo xamante ni day ànd ak ndóol gu gën a metti parce que xam nga ñi yeewoo ci dëkkuwaay yi talatuñu dem liggéey et puis pur est-ce que xam nga majorité moomu ñu kër yi ñu dëkkoon ñi ëpp ay locataires la ñu woon non seulement kër yi yàqu na ki moomoon këram dafay perte muy bailleur bi mais ku doon luyee fan lay jëlee ci fu muy fayee location fan lay jëlee ci lu muy joxe caution au moment où nga xam ne lu waaw location bi ñu fi indi woon dafa mel ni moolu rëcc kenn contrôlé tu ko location yi nu nekk lay amee boo dajalee lépp d'emblée da nga naan est-ce que ñoom yëg nañu vraiment dañ toog jékki-jékki analyser xool sénégalais bi lambda. bi loo xam gisul ginnaawam ban situation lay sénégalais lambda boobu sax ci 21e siècle capitalu Sénégal ci la ñuy obligé di dund ci ndox bu verte bu salte bi di faral di ànd ak xet. waaw dafa di lu doy waar te daw yaram. te lii nii xolu yërmande dëgg moo si mën a dara xam nga nguur boo koy gérer dafay am lu ñuy wax lu tubaab di naan empathie loolu nga ko war di gérer waaye tam solidarité agissante boo gisee mbir mi du ma ne sax ka ñu boot ak mur ga daanu ak ki nga xam ne ak ña nga xam ne ñàkk ni si seen bakkan si lab waaye tey jii nii ngay dund si insalubrité bu mel nii ngay dund si insécurité bu mel nii wëlbatiku tey jii bu doon junni yoo ñoo fi dund si diggante bi multiplié wu mat millions yu yoo xam naa ni nag ñoom dinañu tàccoo ba seen baaraam yi newe ni ngir mën a rey yooyu waaye boo jëlee tam li nga xam ne moo di mbott yi ngoox yi nu muy bare parce que lii c'est de milieu de prédilection de reproduction des grenouilles la nga wëlbatiku am ay jaan yi nga xam ne moom la ñuy woowee yeew yooyu da ngay gis yenn quartier yoo xam ne dañ koy filmer nga dugg si néeg nga gis yeew goo xam ne lëmës na ab ginaar wala lëmës na ak dara nga xool ni kooku tey jii bu doon xale la fekk foofu naka la koy def donc président Macky Sall bu muy doog a faluwaat dafa noonu fast track accéléré maanaam la cadence si li nga xam ne mooy mbiru liggéeyu Sénégal waaye fii nag la ñu ko soxlaa dëggantaan fast track fii la ñu ko soxlaa ngir mën a génne askan wi si li nga xam ne moo di ndax njiitu réew mi sax conscient na ci li Birahim bu ñu gisee ni jamono ji ko askan wi di tàmbalee dund moom ci Twitter la leen doon masawu ñàkk conscience man jàpp naa ni tey damay lire actuellement communiqué du conseil des ministres bu tey ci biir communiqué bi mu dellu si ci programme bi ñuy woowee projet nga xamee ni moom mooy projet de gestion des eaux pluviales
et d'adaptation au changement climatique dafa am benn mot boo xam ne daf ma ci déranger xam nga lan il faut accélérer la formulation de la deuxième phase du projet xam nga projet boobu Khady Colonel lan la projet bi dañu ci sukkandiku woon ne ni yenn zones yi ñi fa dëkk dañ leen fay jëlee raser zone yooyu fu ci mel ni ca Yëmbal Malika Moustalifa amoo Bagdad amoo Madiale Médina Gounass jël askan wi fa nekk yóbbu leen ci beneen bërëb ni ñu ko defee woon ci Jaxaay mais ñu ngi koy wax ñii nii tey normalement état warul sax bàyyi ñu fanaan ca fa ñu nekk war na jël ni ñu ko doon defee bi ñuy wax waxu coronavirus bu ñu gisee kenn ñu ne am na ay cas contact ñu jebal ay bus dugal leen ci yóbbu leen ci ay hôtel ñii ñoo mérité hôtel tey ñii ñoo mérité nga dugal leen ci ay bus yóbbu leen ci ay hôtel fay hôtel yi ne leen toog leen fi le temps que ñuy régler seen situation man loolu laa gis. jërëjëf Birahim di la jaajëfal di jaajëfal Abdoulaye Mbow ak itam El Hadji Mansour Diop di leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñuy àndoon ak ñun bloc d'information bi fii la ñu koy ndax képpee bàyyi leen ngeen wéy ak programme mu Sen TV ci kanam lu ñeel mën bi dinañ ko yaatal ci seen émission Sen Show jaa ngeen jëf.